li ñu fi dajale tey mooy dañoo ñëwoon ci ndigalu suñu kilifa muy monsieur le ministre Abdou Karim Sall ministre de l'environnement et développement durable pour ànd ceeg waa Sococim yi nga xam ni duñu tay ci di leen gërëm pour lakk mbuus yi nga xam ni jàpp nañ ko ci marché bi. ndax comme ni ngeen ko xamee bés ni tey mu am at bi Sénégal voté promulgué benn loi boo xam ni day tere yenn xeetu mbuus yi ak yenn xeetu plastique yi ñu koy jëfandikoo fii ci réew mi muy mbuus wala plastique yoo xam ni dañ koy jëfandikoo benn yoon rek sànni ko. am na at ci tey waaye bu ñu xaymaa ci at boobu liñ ci def mooy téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñaari opération def nañ ko fii ci Dakar ak yeneen 13 régions yi nekk Sénégal yëpp. sorte yooyu ñu def ànd ceeg waa gendarmerie ànd ceeg waa police ànd ceeg waa douane ànd ceeg waa service d'hygiène ànd ceeg waa service du commerce ci gunge bi nga xam ne autorité administrative yi muy préfet yi gouverneur yi sous-préfet yi jàppale nañ ñu ci lu plus de 70 tonnes de sachets jàpp nañ ko. fii ci Dakar nag lu mu bon plus de 35 tonnes jàpp nañ ko fi loolu bu amee day doon loo xam ne du liggéey ministère de l'environnement rek waaye biñ ko jàppee dañ ci am ñaari option benn bi dañ ne woon dañ koy jox usines yi nga xam ne dañuy recycler plastique beneen bi ñu ne nañ ko lakk pour éliminer ko définitivement du circuit. experts yi bi ñu analyser ñaari option yi ñu xelal ñu ne li gën comme dafay loo xam ne yoon moo ko tere li ci ëpp mucc mooy nañ xool ñan ñooñu mën a lakkal lakk mbalit nag dañ koy def à l'air libre comme dañ koy def ci ay four bi ñu xoolee ñu am partenaire boo xam ni vraiment dañ koy remercier muy Sococim malgré seen charge de travail ñu ñëw jël ay échantillons essayer bi ñu essayé ñu ne ñu yaakaar nañ ne suñu jumtukaay yi ñu yor war nañ ko mën kon ñun ak ministère ci taxaw bi ñu taxaw ngir jàppale réewu Sénégal ci xeex produit plastique prohibé ñun dinañ ci dugal suñu loxo ci lañ jàppee bés ni ki tey jii ñëw def de manière symbolique cette destruction waaye li ñu xamal mooy c'est plus de 70 tonnes tey dañuy def li waaye ëllëg dinañ ñëw xool yi nekk ci région yi ndax foofu amuñu jumtukaay yu mel nii nan la ñuy jëlee une logistique yi nekk Kédougou yi nekk Tamba yi nekk Matam yi nekk fépp ci Sénégal ñu dajale leen indi leen fii ci Sococim pour ñu lakk ko waaye dañuy profité ci occasion bi pour xamal nit ñi ne yoon dafa tere yenn xeetu mbuus yi yoon dafa tere yenn xeetu plastique yi ndax avant ñuy voter loi bi monsieur le ministre de l'environnement Abdou Karim Sall ànd naag ñu war a àndal ñëpp pour sensibiliser leen ci jeexital yi plastique am ci suñu environnement. biñ voté loi bi région yu bëri def nañ ko pour sensibiliser acteurs yi waaye biñ paree ci loolu nag dañoo commencé li ñuy wax ay opération de saisie fu bëri jàpp nañ fa mbuus am nañu ay borom usine am na ay borom table am na ay borom boutique am na ñuy importer ñu bëri ñun jàpp waaye loolu doyul bañ commencé def ay sanctions am na ñoo xam ne ñii fay nañ juróom millions ñii fay nañ juróom-ñaari millions te tax weesuwul fay nañ xaalis waaye produit bi saisir nañ ko. loolu nag bu amee dañ ciy gërëm waa gendarmerie de l'environnement ñi nga xam ne tey ñooy suñu bras ci xeex boobu di remercier seeni kilifa yi nga xam ne tey ñoo leen sant ñu accompagner ministère de l'environnement ci loolu. waaye dama bëgg a profiter ci occasion bi lancer un appel muy ki nga xam ne day daan jëli mbuus yi bitim réew muy kiy liggéey mbuus fii ci réew mi mooy ki koy jëlee ci usine bi di ko dellu ci boutique yi ki koy jëlee ci boutique bi di ko yóbbu këram ñoo ñëpp. ñu leen di lancer appel ne am na loo xam ni tey mën nañ koo wuutaloo mën nañ koo remplacer plastique bi gis nañ ay xeetu mbuus yoo xam ni këyit lañ ko defaree gis nañ mbuus yoo xam ni tissu lañ ko defaree loolu mën nañ ko jëfandikoo pour remplacer mbuus yi nga xam ne tey heure bu ñu ko utiliser sànni ko bi ci des mooy opportunité yi loi bi di maye ndax ay xayma wane nañ ne fii ci Sénégal bés bu jot lu mu gàtt ci xeetu mbuus ak plastique yooyu nga xam ne yoon tere na ko dinañ ci utiliser lu mat 5 millions bés jot bi ñu dajalee ñi nga xam ne tey ñooy liggéey usines yi defar kayit yi nee nañu ñoom seen capacité de production ci at mi du weesu 15 millions d'unités
kon bu ñu xoolee ci at mi ñetti téeméeri fan la ak juróom-benn fukk ak juróom kon ñoom li ñu produire yëpp bu ñu ko consommé ci ñetti fan mu jeex donc ñetti téeméeri fan ak juróom-benn fukk ak ñaar yi des ci at mi lan la ñu jëfandikoo donc y a des opportunités d'entrepreneuriat yu fa xam ne am na fi am na opportunité de création d'emploi yoo xam ne am na fi te état taxaw na ak ay bànqaasam pour accompagner képp koo xam ne tey jóg nga pour def unité boo xam ni day dem dans le sens de créer une manière de produire de faire de telle sorte que këyit yi nga xam ne soxla nañ ko wala tissu yi nga xam ne soxla nañ ko pour remplacer mbuus yi képp ku ci jóg rek état bi dina taxaw pour gunge la pour nga mën a créer ay emploi waaw waaw xeex bi moom comme ni ko suñu kilifa di waxee monsieur le ministre Abdou Karim Sall nee na xeex bi balaa ñoo xam ne jeex na mooy da ngay xëy jóge Ndar ba Tamba wala jóge Dakar ba Kédougou doo daje kenn koo xam ne yor na xeetu mbuus kooku tant que ñu ngi romb benn nit rek bu koy jëfandikoo xeex bi day continuer te li ñu seetlu mooy malgré effort yi ñu def depuis le 20 avril 2020 ba léegi mbuus yi des na fi douane mi ngi ciy def liggéey bu am solo ci port bi ci frontière terrestre yi gendarmerie ñi ngi def lu am solo waaye ba léegi constaté nañ ne plastique baa ngi fi ba démb rek am na ñu jàpp li ñu mën nag mooy di lancer appel di sensibiliser di waxtaan di yeete waaye di proposer aussi alternative parce que nit ñi boo leen waxee dañuy wax ni bu ñu bàyyee mbuus duñ fiy def waaye liñ fiy def am na mooy wut ay xeeti sachet yoo xam ni mën na nekk tissu mën na nekk papier wut ay xeetu emballage yoo xam ne mën na nekk carton pour xool nan la ñuy remplacer mbuus yi nga xam ni ñu ngi koy utiliser. waaye daal balaa ñoo daaneel ñu ngi gërëmaat encore une fois waa Sococim ndax lii yombul buñ ko doon def feneen peut-être dañ ko naroon a taal muy naaw ci jaww gi waaye ni ngeen ko gisee seen unité yi permettre nañu dinañ ko lakk bu mucc ayib te du am lenn loo xam dina indi jeexital ci wàllu alam gi. Sococim dafa accueillir service ministère environnement ak développement durable ci xeex muy xeex ci destruction aujourd'hui déchets plastiques yi donc Sococim ubbil na tey usine am ubbil na aujourd'hui ay fuuram pour que ni jël environ 35 tonnes de produits plastiques pour mën ko détruire ba nga xam ne léegi benn déchet plastique du des aujourd'hui ci jëfuwaayu Sococim parce que comme leen ko xamee ay four la donc four yi aujourd'hui day daw à haute température donc aujourd'hui lépp lu ñu fi mën a indi te tey mun naa leen xamal ni dara dootu fi desati léppay dugg ci four yi. activité bi nga xamante ne organisé nañ ko tey fii ci Tilène ak Sandaga li ko waral mooy surtout informer population yi informer commerçant yi ci loi bi nga xamante ne gouvernement du Sénégal jël na ko ngir wàññi pollution plastique bi parce que ni ngeen ko xamee pollution boo xamante ne la day yàq te bokk na ci li koy indi sachet plastique yi ak yeneen xeetu plastique à usage unique yi lu mel ni ki assiette yi lu mel ni ki gobelet yi donc tey dañoo defoon descente sur le terrain pour waxtaan ak askan bi wol leen yeneen produits yi nga xamante ne existé nañ pour que ñu mën a bàyyi plastique boobu nga xamante ne du def lu mooy yàq donc voilà un peu le sens li nga xamante ne moom la ñu organiser tey. ñu ci bëri posé nañu problème disponibilité produits yi maanaam am na lu ci bëri loo xamante ne bareegul ci marché bi am na ñoo xamante ne aussi soulevé nañ problème mu prix bi parce que nee nañ fi mu nekk nii sachet papier yi am na ci yoo xam ne dafa cher loolu dëgg la parce que produit yi bëreegul ci marché bi xam nga marché li koy réguler mooy li ñuy wax la loi de l'offre et de la demande maanaam kiy jënd ak kiy jaay am nañu yaakaar ni ak loi bi bu ñu demee ba produit yu bëri prix yi dinañ wàcc bu baax. état fi mu nekk waxul ci subvention mais ñëpp dégg nañ président de la république mu manifester la volonté du gouvernement à accompagner maanaam jàppale ñi nga xamante ne tey am nañu yaakaar ne war nañoo mën a dugal seen loxo ci produit yu bees yooyu su ko defee état xool naka lañ leen di jàppale ci fànn bu ne.